nuyu naa ñëpp fii laay tàmbalee ak yéen ci seen revue de presse ñu doore ko ak libération mi xëy ci daanaka ci bis bi wan ñu ci xëtu mu njëkk ay dal yoo xam ne ma ngay wéy di màbb ca Ndakaaru ni ki démb daanaka ca Kër Massar ak Yëmbal gune ab liir bu am ñeenti weer ak daanaka waxambaane wu am juróom-ñetti at ñàkk nañ ca seeni bakkan mu mel ni daanaka bii mooy ñaareelu drame yoo xam ne ñu ngi koy nemmiku ci taax yi nga xam ne ñu ngi màbb ci weeru juillet wi ñu nekk te nga xam ne lu toll ci juróom-benni taax màbb na ci ba daanaka ay bakkan loru nañ ca mu mel ni libération ñëw na ci circonstance su accident yi kon jot nañu yor wàllum tabax ak gëstu yim bi jëm ci wàllum tegi birig ak yeesali dal ñu gëstuwaat ko bu baax a baax bu ko jaree ñu jël ca ay sanction ndax nag doomu aadama lemu ci lalam tëdd di fërgët wala mu toog di ubbi ay waxtaan ay dal di màbb ca kawam loole noonu liggéey ba war nañ koy gëstu ba lu ni mel ñu mën ko muccel ci sunu gaal mu mel ni libération libéré nañu ca l'observateur moom wutali ca Casablanca foofa nag Wally Ballago Seck amaloon fa ab concert waaye concert ba mu jeexee daanaka accident bu doy waar la otom boobu la def mu mel ni ab tonneau la def wutali nag ab poto boo xam ni daanaka feu tricolore la mu mel ni ba mu ko yenoo daanaka ay bopp yi métti la ca jëlee bu nu sukkandikoo ci yéenekaay bi sukkandiku itam ci kàddu yi manager am bi di Ndiaga Euro def ca ay témoignage waaye mu ñëw ci récit bi nga xam ni mooy accident Wally Seck bi nga xam ni daanaka kenn ñàkku ca bakkan waaye nag gaañu jëm ci ay bopp yi miti nemmiku nañ ko ca la ñu nemmiku te tax muy def ay écho ci réewum sunu gaal mooy kàddu yi ñaaw yi imam Mame Gor Ndiaye daal di yëkkati moom imam boobule jëmale ko ci askanu Laayeen di kàddu yoo xam ne ci ay teeg bakkanam la ko yëkkati te mën naa taalum réew ndax nag daanaka ñooña ci diine ji la ñu bokk waaye itam ak communauté la boo xam ni ña leen yaakaar jublu leen bari na ba tax na moom imam Mame Gor Ndiaye moomulee bu nu sukkandikoo ci les échos def nañ ko mandat de dépôt mu mel ni sax chambre d'accusation ba la mu doon xëccoo ak juge ba mooy benn contre-pied waaye procureur ba moom la mu bëggoon mooy ñu ni ko ràtt ci kaso bi bu ko defee mu doy exemple nag ci mim réew ndax nag daanaka diine sensible na loolu rawatina nag la nga xam ni moo di jubluwaayu communauté Layène ñu des ba tey ci les échos waxtaane politique xam ngeen ni élection yi nga xam ne mooy tabb ndaw yay nekk ca au conseiller ba daanaka fii ki fan dinañ ko sumb mu mel ni munu sukkandikoo ci këru yéenekaay gi xaatim na daal lu toll ci ñeenti liste yoo xam ne njott na ni bokk nañ ci compétition yi muy Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi Wallu ak coalition Naataange Askan Wi yooye coalition yépp Les Échos nee na boo sàgganu dinañu bokk ci compétition yi te dinañu am ay représentativité ca kuréel googulee Walfadjri moom wutali ca assemblée nationale muy équation boo xam ne ba léegi ma ngay des di poser jëm ci 14e législature bi te amaguñu ca solution muy équation Mimi Touré mi nga xam ne moom la ñu tabboon tête de liste ci coalition Benno Bokk Yaakaar ci élection yi législative yi ñu génn fanweeri fan ak benn ci weeru juillet mu mel ni daanaka ab contentieux jëm ci wàllu PDS ak CREI yi daanaka nekk na gët boo xam ne kenn xamul nu muy balle ndax ndox mu bari piège jëm ca vote ya bulletin secret yooyu yëpp Walf Quotidien xëy na daal di cay fësal mu mel ni daanaka askanu sunu gaal njott gi nu njott jëm ci Benno Bokk Yaakaar bu fekkee am na majorité Mimi boo sàgganut ay ndëgg sërëx ak ay gëstu jëm ci wàlli luwaag yooyu mbas na ko gàllankoor ca fa nga xam ne mooy pencum ndawi réew ma Direct News des ci législative 2022 yi ñëw nag ci ki nga xam ni daanaka jàmbar la loolu ca wàllu Sénégal rawatina parti bi di PDS di Lamine Thiam doomi Kébémer jile nga xam ni bokk na ci PDS def ci liggéey bu yaatu PDS itam nekk parti bi nga xam ni moom moo gën a ràññeewu ci opposition parlementaire bi moom Lamine Thiam def na fukki at ak juróom-ñeent ci wàllu législature fukki at nekk na ko questeur ca assemblée nationale waaye itam muy wéy di gagné dëkkam boobu di Kébémer ñu wóolu ko yaakaar ko wàllu moom boo sàgganut daanaka ñaar fukki député yi ak juróom-ñaar yi nu fësal am na ca lu toll ci ñaar fukk ak juróom-benn mu mel ni PDS moom daanaka parti la boo xam ne ci biir wàllu parti bu am doole la te itam la nga xam ne moo di avenir ci wàllu politique ubbee na ko ay gëtam xal ko ay yoonam di wéy kay wéy mbokk yi ci Sud Quotidien mooy la nga xam ni moom la société civile bi yëpp di nelawee ak yendoo muy promotion de la bonne gouvernance ak reddition des comptes ñoom nee nañu 14e législature bi défi yi gën a màgg mooy ñu fexe ba gouvernance bi nga xam ni moom la ñuy taxawee askan wi ñu yeesal ko beesal ko waaye mu am soppite waaye nag gëstu
barab yi nga xam ne ay koppar da cay dem di dikk ñu xam nan lañ ko doon saytoo ak jëfin wa nan la demee kàddu Birahim Seck njiital Forum Civil moo fës ci Sud Quotidien moom day la muy daal di sàkku ci député yi nga xam ni ñoom ñoo yees ci 14e législature bi te nu bàyyi ko ci coalition yi mooy dossier yooyu bokk na ci dossier yi nga xam ni war nañ cee njatt président de la république bu ko defee mu man caa wëyale indi ca ay leeral ndax nag lu yitteel askan wi la rawatina société civile ci biir Walf ci biir Sud Quotidien professeur Ngouda Mboup xam-xamam màcc jëm ci wàllum politique ca université Cheikh Anta Diop bu Dakar moom la muy exiger mooy ñu évaluer plan Orsec bi ndax nag mënuñoo jàpp ni Ndakaaru ak ci biir réew mi fu ne ngi bal la ki ndox foo ca dem mu mel ni géej gu Sambara nit ñi toog ci biiri ndox di xewlu ak fii ci biiri ndox di xëyi mu mel ni kon plan Orsec boobu nga xam ne gouvernement bi xaatimoon na ko waaye tam dogale woon na ko ba déclenché ko sax ngir nag lépp lu jëm ci wàllum inondation yi mu am ay saafara dafa mel ni daanaka loola noona dafa sëngëmbam ba tax na moom jàpp na ni war nañoo ko boole ci chantier yi gën a rëy ci législature bi Vox Populi moom wëy indi millimètre bi nga xam ni daanaka plan Orsec bi tàmbali na ko xayma ci biir réew mi rawatina foofu ca diwaanu Ndakaaru mu mel ni loola itam fës na ci xëtu yéenekaay woowu di Vox Populi ba tey mbokk yi ñu wëy ak Le Témoin mu mel ni assemblée nationale moom am na beneen configuration bu bees buñ fa yaakaare ay défi ak ay enjeu ci 14e législature bi lu ni mel nag ay boromi xam-xam jëm ci wàllum politique ku mel ni professeur Moussa Diaw Mamadou Sy Albert ak Bakary Domingo Mané ñoom day xaatim nañu daal di wasaare seen xam-xam jëm ci wàllu woowule waaye wone xar kanamu woteb Sénégal ni muy mel waaye itam xàll ay yoon ci chantier yi nga xam ni mooy xaar député yi ca pencum ndawi réew ma waaye itam mu soxal askanu sunu gaal kon muy lu am solo li soxal askanu sunu gaal nag mbokk yi mi ngi ci xëtu yéenekaayu enquête di poste premier ministre ñu gis ci ay xar kanam yoo xam ne daanaka ci gouvernement bi la ñu fare ku mel ni Abdoulaye Seydou Sow di doomi Kaffrine di jëwriñ ji ñu dénk wàllum cadre de vie ku mel ni Aly Ngouille Ndiaye jëwriñ ji yoroon wàllum kaarange biir réew mi ak ñeneen kàngam yoo xam ne ñi ngi woon ci biir PDS rawatina nag ka nga xam ne moo yor wàllum budget di Abdoulaye Daouda Diallo ñoom ñëpp day daanaka ak njottees ak gëstu jëm ci poste boobule ñeel gouvernement bi daanaka des na ko xam fii ak fan yi ñëw mi ngi ci xëtu yéenekaayu enquête le vrai journal mbokk yi moom la mu jàpp nag ca au conseil collectivité territoriale ya nee na day amut njariñ waaye yàq ay koppar la mu mel ni controverse la boo xam ni posé na ci le vrai journal bu nu sukkandikoo ci yéenekaay bi ba tax na société civile ñoom la ñuy sàkku mooy ñu def bilan bala ñuy renouveler waat instance boobu ca kaw loola sax Mamadou Lamine Diallo bokkoon nag ci coalition wàllu moom la muy exiger mooy ñu dissoudre au conseil dindi ko ba mu set wicc te nee na am na projet de loi boo xam ne buñ ko proposé lu toll ci téeméeri député ak fukk daanaka dinañ mën a dissoudre kàddu googu ba tax na nag amut njariñ te itam gis-gisam kenn gisu ko ci biir réew mi gis-gis boobu la amee ci 24 heures chrono ndax la mu jàpp mooy au conseil bi moom place am mooy ci biir ndox ma di feey ndax yàqi koppar ak duufali kees ba tax na nee na la ma ci gën a yéem mooy amul benn njariñ ay milliards dong la ñuy coûter ak ay clientèle politique yoo xam ni daanaka ñi fare ci nguur gi ña ngi koy sédd seeni mbokk nekkaloon leen ca terrain ba nee na loola moo gën a yées ca au conseil ba nee na Sénat sax léeg-léeg ñuy tappale di tabb ay loi ak di ko voté waaye au conseil ba amul dara lu ñuy def lu dul ràccuk basang tëdd di nelaw ak yàndoo teg seeni léwéli flécha mu mel ni alerte quotidien moom alerte na ki nga xam ne mooy Ndaamal Kajoor nekkoon fi premier ministre waaye mu jiite parti réew mi di doomu Thiès di Idrissa Seck ndax nag yëkkati woon na fi ay kàddu ne atum 2022 mi ci la carrière politique am di jeex mu mel ni lu ni mel daanaka journal bi di alerte le quotidien alerte na ko ci bu baax a baax ni ko kàddu yi nga fi tey noonu nag jot na ndax nag il est temps la nga waxoon nga jëfe ko waaye itam boo defee juróom-benn fukki at ak ñett nga am ko ci kaw suuf war ngaa dem nag si retraite politique ndax nag nekk na li gën ndax yaa ko waxoon mu mel ni la turbine ba tey day des ci coowul politique li nga xam ne mi ngi wéy di am ginnaaw bi ñu génnee ci élection yi ñu doon tabb ay député muy siège yoo xam ne Yewwi Askan Wi am na ko ca assemblée nationale mu mel ni sax séddoo bukki la tong-tongee ay saami ndawal lañ ko def muy kii di Ousmane Sonko Khalifa Sall ak parti bi di PUR mu mel ni ci juróom fukki yi ak juróom benn député yi taxawu Sénégal am na ca fukk ak ñett mu mel ni daanaka
am na ca lu xaw a yées tuuti ca la ca Pastef am bu Ousmane Sonko piir bu Serigne Moustapha Sy moom itam toll na ci fukki député ak ñaar kon mu mel ni ñoom daanaka seen coalition boobule bu nu sukkandikoo ci la tribune daanaka ab séddoo la doon. ñu dem ci wàllum wér-gi-yaram xam ngeen ni nag laas moom ma nga xëy wuti ca tëj gi ñu fas yéene tëj hôpital Le Dantec daanaka fukki fan ak juróom ci weeru août wi nu jëm mu mel ni directeur hôpital boobule ma ngay dalal xel ya jëm ci malaate waaye personnel ba nee na day service yi dinañ ko délocaliser jëm ci yeneen hôpitaux yi nga xam ni moo nekk ci biir Ndakaaru leneen la muy fësal ca laas mooy lu jëm ci wàllum payoor ak i emploi amut lenn loo xam ni dañ ko cay changé mu mel ni lii quotidien moom ña ca fare di personnel ba di collectif ba sax mer nañu ba futtu ba daanaka seen boolu muñukaay ma ngay fees bay tuuru ndax nee nañu hôpital Aristide Le Dantec bi ñu fas yéene ni ràpp fukki fan ak juróom daanaka dina leen jural musiba ndax nag ab scandale dong lañ ko jàppee mu mel ni bés bi le jour daanaka ñëw na ca moom itam ak info le quotidien na mu gën a yaatoo ca personnel ba seenu mer bu futt jëm ci tëjub l'hôpital boobulee ñu daal di waxtaane la nga xam ne nag moo di wàllum sport xam ngeen ni nag daanaka ni ki dimanche combat bu rëy doxoon na ci diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux ba tax na nag yàggul ndax Balla technicité la ko woon daal di koy mboot ak galanko ni ko jànjang Gris daal di jiital ndodd la mu fees dell ak suuf ba tax na nag Balla ñëw na ci l'observateur na mu daane Gris Bordeaux ak secret ya amoon ca combat ba ak ba mu encaissé kurfeñu Gris Bordeaux na mu def ba reculer yooye calcul yépp ak mathématique ya muy utiliser ba am ndam la daanaka wone na ko ci xëtu yéenekaayu l'observateur sunu lamb ñu des ak doomu géejawaay bile doomu Casamance bi doomi Double Less di Balla Gaye moom day mu bokk ci ñi nga xam ni ñoo ëpp ay succès wala sax nekk ay VIP ci lamb sunu gaal ndax moom Balla moomu ba léegi place leadership am bi du ko xëccoog kenn te fas yéene wu koo jox kenn itam moo cay toog ñaar fukk ak ñaar ci ay victoire am na ko moom gaynde géejawaay gile mu mel ni Bombardier ak Modou Lo ñoom am nañu ñaar fukki victoire rawe na leen ñaar Ama Baldé Boy Niang 2 ñoom ña nga toll ci fukki victoire ak ñett mu mel ni Gris Bordeaux ak Eumeu Sène ñoom ña nga jël ndàdde ga toll ci fukk ak benn ci ay ndam kon nag mbokk yi fii la ñuy yem ci seen revue de presse mu mel ni seen revue de presse du jour ki leen ko doon xamle doon leen ko yëglu di Malick Sarr Gueye say lactir bu baaxee ñu tëj ba ëllëg incha allah jàngin jëf